Libère fukki fan ak juróom-ñeent ci koor atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dañ leen ak jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës di bëccëg bi nga xam ne moom lañ jagleeloon liggéeykat yi ni ki démb nag ci àdduna bi waral nag ki nga xam ne moo di njiital CNTS FC Cheikh Diop daal del ci waat ak si li nga xam ne moo di ñàkkum xëy mi nga xam ne jamonoy mbas mi ñu si bëri loru nañ ci toll nañ ci téeméeri million si àdduna wërngël képp réewum Sénégal si juróom-ñetti fukki junniy liggéeykat yoo xam ne ñàkk nañ seenam xëy li nga xam ne nag moo jëm si grève hydrocarbures yeeg ñi nga xam ñoo di sawar yi yoroon yooyu la camion del ci war na ci si yaatal si jeudi dimanche si janoom ak Mamadou Ibra Kane nañ ci dikk si njëlbéen xibaar yi dana ñëw tamit wutali Kër Ndiaye Lo si diwaanu Tëngéej foofee nag sàmmkat ya fa seen bopp dafa ubbu li ko waral rek moo di ay promoteur immobilier yoo xam te ne bi dañoo ñëw bëgg daal di ndargaajoo fa mbooleem bërëb yi nga xam ne seen lañ doon sàmm ak seen jur jafe-jafe yi nga xam ne dañ ko dund nag dañ ci ànd ak Babacar Seck si biir xibaar yi wàllum tàggat yaram ak basket ki nga xamante ni bi moo di Ngagne Dasanga Diop mi nga xam ne nag moo nekkoon pivot bu gaynde yu réewum Sénégal nekk coach assistant si Rocker yu Houston daan nay fekk si nag staff bu gaynde yi Moustapha Gueye mi nga xam ne mooy directeur technique bi ay leerlam nañ ko dégg si biir xibaar yi mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fas si biir la jotaay nees kiis ñu def si faram-fàcce. dañuy doore xibaar yi ak mbirum président Lamine Diack altine ji lañ ko doon séntu ci réewum Sénégal waaye nag ñëw gi nañ ko dàqaat ginnaaw bi nga xam ne Jaraaf bu Ndakaaru nangu nañ ko fayal caution ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari millions yi nga xam ne moom lañ koy topp ci tribunal bu Paris teewul nag ñu ne am na ay procédures yoo xam ne faaw ñu daal koy sàmmanteeg moom doxalin wa ak loo xam te ni war naa wàccoog moom waral nag ñu dàqaat ñëw ga ba ay beneen bés ñu daal di wax li nga xam ne moom lañ doon junj ci bopp xibaar yi ak bëccëg bi nga xam ne ni ki démb moom lañ jagloon liggéeykat yi 1er mai tax nag di force ki nga xam ne moo di njiital CNTS FC janoom ak Mamadou Ibra Kane ci jeudi dimanche dellu ci waat si ñi nga xam ne ñàkk nañu seenam xëy si jamono yu mbas mi toll nañ ci téeméeri million si àdduna wërngal képp réewum Sénégal toll nañ ci juróom-ñetti fukki junni doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañu seenam xëy yooyee nag liñ ci war a mën a joyante ak li nga xam te ne bi moo jëm si doxalin li nga xam ne am na ci secteur formel beeg informel bi ñëpp la daal di laal waxtaan wi mu seqoon ak Mamadou Ibra Kane nañ ci dellu si waat ak jukki beeg Abdourahmane Di lu jege juróom-ñetti fukki junni nit yu ñàkk seenub xëy loole le secrétaire généralu CNTS FC di xamle niki bi fi mbas mi duggee ak léegi bokk na si ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seenub liggéey di ñi nekk si secteur informel bi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk si secteur formel bi te ñu dàq leen même bu fekkee ni njiitu réew mi daa biraloon benn bataaxal bu koy tere si ab diir ngir Cheikh Diop ñooñu lee ñu dàq la borom entreprise yi war a prioriser bu ñuy recruter waat rawatina si bu ñuy waxi relance économique. ceux qui sont licenciés nous relance koom-koom bi ci loolu lee nañu yaakaar ngir su ko defee ñi nga xam ne daan nañ leen dàq ñu mën a jotaat ci seeni ay liggéey yi boobu le tegtal nañ jox ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable syndicaux yi ak ci secteur bu nu mënti nekk loolu ab pexe la ngir su ko defee sunu nawle yi nga xam ni ñoo ngi ubbi jamono ji ay waxtaan ñeel ñi nga xam ni dañ leen war a dàq ngir ñu daal di jëfandikoo clause bi ni mel ndaxte loolu lee day yombal liggéeykat yooyu lee suñu bëggee ñëwaat rek ñu mën a ñëwaat. privilégier le retour des travailleurs qui étaient là. ay jafe-jafe si wàllum dialogue social itam Cheikh Diop ngi koy xamle loolee waral mu jàpp ni nguur gi daa war a taxaw rawatina si respecté kàddoom si ay accord yu mu signé woon. le passif social. jafe-jafe yi ci secteur yëpp la secteur de la santé bi ak yeneen secteur yi nga xam ni jamono jii dañoo jax loolu lee nañuy woowee accord yi nga xam ni dañ leen a xaatim te kenn respecté wu leen su ma jëlee secteur bu mel ni secteur industriel am na ay entreprise yi nga xam ni tëj nañu ba pare lu ñu war a fay seen liggéeykat yi respecté wuñu ko loolu leen mën nañ ko nemmeeku ci secteur yëpp man jàpp naa ni conférence sociale bii di ñëw dañ see war a waxtaanee mbir yooyu yëpp ñu daal di teg ci table bi bépp jafe-jafe rax ci dolli daal di fixé benn date bi nga xam ni buñ ci yeggee rek mën naa ni dañuy mën a saafara yëpp ci noonu nañu mën a amee li nga xam ni moom mooy ab dialogue bi nga xam ni day sincère. si nous aurons un dialogue social stable. façon bi nga xamante ni noonu la ñuy gérer entreprise yu si mel ni entreprise familiale yi war nañ ko xoolaat loolee di gis-gisu Cheikh Diop ngir moom nu ñuy xoolee yooye xeetu bërëbu liggéeyukaay daa des loolu waral ñu war a fexe ba gën a xool nu ñu koy gérer rawatina si wàllum koom gi.
ñu des ak moom Abdourahmane Ly Cheikh Diop mi nga xam ne moom la waa liggéeykat yi pétrole ak gaz ci réewum Sénégal def seen président honoraire mu nekk koo xam te ne bi nag dellusiwaat na ci li nga xam ne mooy di jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ci wàllum carburant bi ci réewum Sénégal li nga xam ne nag moom la seetlu moo di jaltu yooyu nag taxul li nga xam ne moo di jëfandiku googee di carburant bi daal di wàññeeku ci réew mi wuuteeg li nga xam ne ñu bëri noonu lañ ko njortee woon ay kàddoom Cheikh Diop ñu teewlu ko ak Mamadou Ibra Kane. Je ne le pense pas puisque yaakaar naa ni ay perturbation mënatul am ci secteur hydrocarbure bi ndaxte fu mu nekk nii dañoo taxaw temm ngir ubbi ay waxtaan te ci loolu le nañu nekk juguñu si jafe-jafe yi nga xam ni ñoom ñoo indi woon grève boobule ndar nañ leen ni saafara ci ndaje yi nga xam ni amaloon nañ leen ci fan yële ñu weesu tëral nañu sax ab agenda fu mu nekk nii tàmbali nañu waxtaan wi te nag duñu taxaw lu dul ñu daal di am ab déggoo kon nag yaakaar naa ni perturbation mënatul am rawatina grève ndaxte lépp réglé nañu ko ngir su ko defee ñu daal di sóobu ci waxtaan wi ñeel li nga xam ni moom mooy convention bi ngir su ko defee ñu daal di am ab déggoo. est arrivé à un accord. syndicat autonome bi ëmb jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yu ndaw yeeg yu digg doom yi nag ñoom dar nañuy jël fursa nii bëccëg bi nga xam ne moom lañu jagleel liggéeykat yi nekk del ci waat ci li nga xam ne moom moo leen gën a ñor jàpp nañu ne kuréel gi ëmb yéen mbooleem syndicat yi di central syndicat yi nag seen doxalin dafa xaw a diib ñi nga xam ne noonu la ñuy doxee dina nekk yoo xam ne dina baax ci ñoom li nga xam ne moom lañu sàkku ñëpp ñu mën ci am waral nag ñoom it ñu daal di amal ab mbir moo xam ne daje la boo xam ne del ci waat nañ ci système njàng mi rawatina ak jamono ji nga xam ne nekk nañ ci mbas nañ ci ànd ak Mamadou Dieng. jàngalekat yi ci l'école yu suufe yeeg yi digg doomu yi sumb ay waxtaan ngir xalaat ci ëllëgu l'école bi gannaaw mbas mi. thème bi nga xam ne dañ ko retenir ci commission bi mooy naka la war a nekk comportement wu école bi après Covid 19 bi donte Covid baa ngi fi ba léegi. parce que nag bu dee am na benn virus boo xam ne dafa def tour du monde jaaxal ñëpp jomal ñëpp mais parce que tout simplement li nga xam ne mooy recherche scientifique te école rek mën ko def mais yooyu dafa am moment boo xam ne xëj na investissement yi nga xam ne dañ ko waroon def ci l'école yi loolu dañ ko deful. commission administrative bu SAEMS ne suqaliku mënul am ci réew mi fileeg liggéeykat yi kontaanuñu. il faut que l'État reconsidère. faw nguur gi xoolaat digganteem ak liggéeykat yi suqaliku moom mënul am fileeg nguur gi xoolul digganteem ak liggéeykat yi ba ñooñee war a mun a kontaan bokk na ci li nga xamante ne ñu ngi koy ñaxtu jafe-jafe yi jëm ci wàllum payoor bi payooru ñi nga xamante ne ñooy agent wu nguur gi ba ci taskatu xibaar yi. croissance si le monde du travail mais n'est pas satisfait. liggéeykat yi ngir ñu am mbégte faaw ñu jaarale ko ci ay revendications waaye jàngalekat yi ci SAEMS ne ñoom gisuñu seen bopp ci centrale syndicale yi. waaw wax dëgg am naa respect bu baax ci suñu mbokk centrale responsable syndicaux centrale yi waaye nag dañ ci gisul bu baax suñu bopp ndax centrale syndicale yi moom ci li ci gën a bëri biñ leen déggee rek fête du travail moo jot ñu solu ba jekk xëy na sax Covid bi tere na loolu ren solu ba jekk yore seeni sifflet dox mbeddu Ndakaaru yi dem ci président de la République jox ko mais seeni cahier de doléance président bu paree ndax dina ko lire wala du ko lire boobu ñu ranger ko ñu reprendre l'année prochaine xam nga ñun nag ñun mënuñu dugg ci loolu. jàngalekat yi ci SAEMS ne ñoom mbetteel lañu am ci nguur geeg ni mu banqué ay loxoom ci waxtaan yi ñu war a tàmbaliwaat jëm ci déggoo yi. ñooñee ñu ngay liggéey waaye Mamadou am na ñoo xam ne jamono ji ñu ngi nekk à la retraite ginnaaw ay at liggéey yoo xam ne liggéey nañ ko ba mujj at ya moytu la ñuy nekk ci bërëbu liggéeykaay yi dem nekk seen kër yi waaye noppalu defuñu ko ndax ñenn ñi nga xam ne ñu ngay jot li nga xam ne moo di pension la ñuy jot néew na lool am na ñoo xam ne yegguñu ci waral ñu bëri nag génnaat ci mbedd mi ngir dañuy taaba ngir dund ak ñoom seen ak njaboot waral mu fekk leen ngir xool naka la ñu dundee mbir mu ni mel ak jafe-jafe ya Ngor Diouf. ñoo ngi fii ci cité Kanasop biir commune bu Grand Yoff ay retraités ñu fekk leen ñu toog di waxtaan seeni biir 1er mai di ab bëccëg buñ jagleel liggéeykat yi ngir ñu àddu ci seeni mébét ak seeni càkkuteef way retraités yi donte liggéeyutuñ seeni càkkuteef des ba tey. moo bi ñuy wax retraité sax moom laa d'accordul man li ma préféré mooy ñu wax maltraité parce que mënoo def fanweeri at ak lu topp ci service nga retraité war a sonnaat retraite ku ko am da nga war a féex dem noppalu ji la moo ki ñu seexal ñu ñooyam mais bu fekkee da ngay retraite di daw dépense di daw leneen
tu es obligé parce que au Sénégal dañu amul politique d'emploi bu baax. gannaaw Grand Yoff ñu dem ñaari tali ci benn grand place ñu fekk fi Ndiaga Mboup moom it lu ko soxal écart bu am entre pension retraite privée naka noonu public. li ma la xamal daal mooy boo retraité da nga sentir ni mbir mi demeewul ni mu war a demee ndaxte ki nga xam ne privé la nekk du gagné dara par rapport ak ki nga xam ne kii moom public ki nekk public dina am pension bu respectable et ki nekk privé. Papa Samba nekk ab ancien surveillant moom it mu jàpp ne war nañ gën a dooleel pension retraite fii ci Sénégal. pension yi moom dara baaxu ci dara il faut les revaloriser vraiment dafa ndaw ba pare gis nga bala nga koy jot fekk boo ko jotee yow remboursé nga lépp quoi parce que le boutiquier du coin les petits vendeurs là affaire yi sew sewaan yi da nga koy remboursé pension yi moom du dara nañuy fay teel ba pare bii moom dafa tombé Korité bilaay bu ñu mënoon dimbale fay ñu avant Korité bi dañ ñu arrangé lool quoi. bépp liggéeykat di ko sàkku nekk ci ay situation yu mucc ayib bu mu demee retraite waaye buñ sukkandikoo ci ñun jot a dajet fii ci Sénégal dem retraite nekk lu métti lool li waral li ni mel ñuy jànkonteet ay soxla ak ay mébét yuñ mënta faj benn yoon. Ngor Diouf di ko jaajëfal ñi nga xam ne ñoo di càmmkat ya nekk ci Kër Ndiaye Lo ci diwaanu Dëngéej ñoom seen bopp daa ubbu Mbambilor la ñu nekk di yëngu ñu ne am na ay promoteur immobilier yoo xam ne ñoo ñëw daal di sàmm bërëb yi nga xam te ni bi ñoom ay at a ngi ëpp na faneer yoo xam ne kilifa yi ñoo leen ko joxoon ñu fay yëngu jamono ji nag daa mel ni ñeen faa bëgg jële waaye nee nañ ñoom da ca dal duñ fa jóge tey duñ fa jóge ëllëg waral nag ñu doon yuuxu di sàkku wàllu ñaan Seck Babacar Seck. ci kàddu yenn ci ay sàmmkat yu nekk ci Kër Ndiaye Lo bërëb bi ñu nekk ñu ngi leen ko jox ci 1987 ñoom ñu jàpp ni jamono yi dafa am ab promoteur immobilier bu leen bu ndoxatal la. noonu de maanaam bi ñu fi ñëwee ba tey ay jur lañu fi ànd ay sàmm lañu fi nekkal de te borom nit borom dëkk ñoo nu fa dalal woon ñoo nu fa ànd ñu ànd ak ñoom ba ñoo ñëpp dee na jann wàllu yëpp dee na ay mag rek ay ndaw rek ñoo fa waaye boobu ba tey ci dégg lañu ko dañu ko jokkoon lu leer di jamono Abdou Diouf moo nu ko daggal woon mu ne dëkk leen fii bu leen toog dem feneen dëkk leen fii ngeen bañ a jëm ci wàllu jàmbur wax mu nekk ngeen toog fii ngeen nekk fii ngeen tooñ nit wax ñu leen di wax ne da ngeen dëkkal ba tey bàyyi kenn puusiwul boo nekk loolu rek mooy sunu wax nun daan noo ngi fi toog noo ngi tooy tey noo ngi tey gën na dëkkuwaay yi mu ngi door di fekk si bërëb boobu nga xam ni càmm lañ ko xamee askan ba fay yeewoo jàpp ni lii bu wéyee càmm gi dina nax saay bu ci kilifa yi waxul. suñu dëkkuwaay muy fa ñuy sàmmee ak fi nga xam ne foofu la ñuy jofalee suñu nag yi kenn mënu leen yóbbu ci kaw kenn mënu leen def ci ay bâtiment kenn mënu leen yóbbu fenn fii suuf si la ñu mën a dëkk sàmm nag du askan ab métier la. waaye may lancer appel ñi nga xam ne ñooy autorités yi nekk ci kaw surtout ki ñuy wax président de la République Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ak kuréel yi nga xam ne ñoo boot tey élevage ci biir adduna bi wala ci biir Sénégal gépp monsieur le maire Ndiagne Diop xam naa ne moom xolam ak xalaatam ak population am yi mu ànd fii ci commune de Mbambilor xam naa ne lii du ko seetaan. bërëb boobu sàmm Kër Ndiaye Lo yi nekk mu ngi toll ci juróom-benn hectare donte Descos jot na faa ñëw ñoom ñu ngi wax ni du. Babacar Ndiaye ñu takk ay morceaux yu xonq di waa Kër Massar ñoom nag li nga xam ne mooy naqari moo di jëfandikoo gi ñuy jëfandikoo yoon wi nga xam ne ñëpp ko bokk mel ni dañ fay samp ay bërëbu jaayukaay ak ñoo xam ne dañ fay def lu neex tax nag ñàkk kaaraange am fa bu baax a baax waral ñu génnoon di ko ñaxtu googee dañ ci ànd ak Mamadou Lamine Fati. waa Kër Massar génn ci mbedd bi lay askan wi nekkee ci quartier Aynou Mady ak li ko wër jóg nañu ngir wane seeni naqar ci yoon yi nga xam ne jël nañ fa teg fa ay bagages wala di fa jaay dem ba fatt yoon yëpp. li fi xew bu ñu bàyyee mu sedd vraiment dinañ si am benn lu ñu si naqari donc gis ngeen occupation anarchique bi gars yi di wax occupation anarchique bi nag bu ñu ko waxee mooy vraiment mooy gis ngeen ni carrément amuñu marché
ñun li ñuy xeexuñu ko pour ñun xeexuñu ko pour suñu kër yi on n'est pas égoïste li ñuy xeex dañ koy xeex pour suñu yaay yi nga xam ne dañoo yor table di jaay ci marché bi ñu utal leen marché garage Kalando bi fee bu ngeen demee vous allez voir que ni garage Kalando bi fi ñu ko def ci ay kër la da ngay gis da ngay am sa gan mu gaare otoom garage Kalando bi waa ji ñëw ne ko génnal fii sa gan bi war fi toog parce que tout simplement fii garage Kalando la donc ñun on s'est dit donc on est dans quelle société quoi ñun loolu moo ne suñu problème. yoon yi nga xam ne nit yi toog nañ fa di jaay wala di def leneen tax na ba lu nu mel indi na jeexi jaaxa bu baax a baax ci kaaraange yi nga xam ne moo nekk ci dëkk gi lay loolu tax na ba askan wi dëkkee ci Kër Massar génn di wane seeni méttit. parce que tey samay jarbaat ñoo fi nekk sama papa fi nekk insécurité bi bu ñu bàyyee maquette bi mu am gars yi dañuy dugg insécurité bu ngeen demee sur l'autre côté vous allez voir que insécurité bi li mu causé ay prostitution la fi causé ay prostitution ay déguisé les affaires yu jaaykatu drogue yi et puis ku wax xam ni carrément ni jeune moo yor réew lii nii bu ñu ko bàyyee mu jël on aura une jeunesse malsaine drogue bi banditisme affaire yooyu noonu bu ñu bàyyee ci koñ bi la jëm. xeex bi nga xam ne naruta yomb fu mu toll nii askan wi dëkkee ci Kër Massar nee nañu duñu bàyyi benn yoon seeni xeex gile fokk ñu am lu ñu bëgg tey jile ñoom génn nañu doxu ñaxtu wër gox yi nga xam ne métit bi laal na leen bu baax a baax ñoom lu ñu bëgg rek mooy ñu utal leen ay yoon wala fi nga xam ne dinañ mun a am peex seeni quartier yile. moom da leen fàtte ñu jógee Kër Massar wutali Podor foofee it ndaw ña fa daal nañu takk seen digg ñoom it ngir lu leen jëmale kanam liggéey la ñu bëgg a wutal seen bopp diggante mbay ak càmm ak lépp loo xam ne moo di napp ndaxte dañoo seetlu ñu ne ñi nga xam ne ñoo di kilifa ya bokk si ñoom te nekk si jombaxtalu gouvernement bi jàppale wuñu leen benn yoon wala nag ñoom it ñu di dañuy defal seen bopp Podor ñu fekk fa Momar Alice Niang ak Matar Seck. donte am na ay ressources yu bari ak ay responsables yu am ndomboy tànk yu bari département de Podor fi mu nekk nii ci ay jafe-jafe lay dund loole ay doomu dëkk bi ci seen bopp ñoo gis lu nu mel ba tax ñu taxawal kuréel gu yees gu ñu dippee ADEP muy Alliance pour le développement de Podor ngir nag mën a am saafara ci seeni jafe-jafe. suñu département bi dafa nekk département boo xamante ne dafa bari ay njiit yu fi nekk. waaye yàlla dafa dogal ni njiit yi mën nañu wax ne peut-être ñun liñ doon xaar ci ñoom amuñu ko loolu moo waral ñun ñu ci suñu biir ñu waxtaan daal di teg benn kuréel bu tudd ADEP mooy Alliance pour le développement et l'émergence du département de Podor pour taxawu ñu dëkk ci biir département de Podor taxawu leen pour ñu gën a suqaliku. ngir jot seen objectif yooyu waa ADEP jàpp nañ ni. ci mbay mi càmm ji ak napp gi dong la ñu mën a jaare Podor dafa nekk dëkk boo xamante ne wala zone boo xamante ne dañu bëri suuf pour béy bëri na fi naaj bi tamit bëri na fi lool ndox bi tamit manqué wu fi ndax dafa nekk zone boo xamante ne dafa jege fleuve Sénégal jege fleuve Doué toog tekki fi loolu am la te ñun dañ ko gëm ñun waa Alliance pour le développement et l'émergence du département de Podor. xale yi bu ñu leen financé ndaw jigéen ñi bu ñu leen financé formé leen soxlawuñu wuti leneen ndax buñ fi toogee ñun ñëpp mën nañ fi toog mën nañu tekki ci suñu département. kuréel gi di ADEP mi ngi am yaakaar bu bari itam ci koppar yi nga xamante ni njiitu réew mi dig na ko ndaw yi ngir nag chômage bi ci doonu Podor ñu mën ko wàññi. Momar Alice Niang ñu wax lu jëm si wàllum jëfandikoo gi njëgum diwlin bi nag dañuy seetlu ne toogul benn bërëb day yokk ak a wàññeeku rek jamono ji nag li nga xam ne seetlu nañ ko si jaay yi moo di bidon ba ñaar fukki litre ba jóge na si ñeenti junni jëm si ñeenti junni ak ñetti téeméer loolee jaaykat yi seetlu nañu ko nee na mënuñu si lu bari jabat gi it naqar lañu ko li ñu jàpp moo di kenn du saytu njëgi jëfandikoo gi si jaay yi wala nag ñuy sàkku nguur gi si boppam ñu bàyyi ko xel ñu ànd ak Pape Mbaye Diaw ak Seydina Mbaye ñu ñemoon xooli leen. ñëpp ñoo ko gisandoo diw gi dafa yokk ci marché bi commerçant bi dina xamal rek ne bidon diw 20 litres bi jamono ji 22000 lay jar. vraiment yokk na bu baax sax moom vraiment waaw parce que boo xoolee diwlin bi mi ngi laa jar ay 15000 14000 yàggul dara mais temps yi daal la léegi mi ngi si ay 20000 20300 20000 mi ngi génn ay 19900 quoi vraiment seer na trop. instant yi moom dañ koy jaay pour maanaam suñu clients yi am diwlin rek mais jaay ñu ko pour xaalis quoi. waaw parce que amul dara fi mu doon nii quoi. loolu nag am jeexintal ci dépense bi ku jigéen kii ñu fekk ko mu jënd ba pare moom mi ñuy xamal ne diw gi yokk na lool ci marché bi te loolu ay jafe-jafe rek la leen di indil.
saa yi mooy kii moom genn waa litre rek laay jënd genn waa litre bi ay kii la 300 lay doon bu njëkk bi 250 la léegi fukki dërëm rek lañ ciy teg ñoom saa boo xëyee dañ koy gën di yokk metti na torop suñu. client bi moom borom kër la moom nag mi ngi ñuy xamal rek ne yokku diw bi lenn rek wàllul ko lu dul ñàkk contrôle bi am ci prix yi. waaw diw gi cher na trop ndax parce que bi dama vingt litres ba demee bay jar 22000 francs xam ngeen ne yëf yi jéggi na dayoo loolu nag man jigu teguma kenn toora bi ku dul gouvernement bi loolu seen faute la ndax contrôle prix yi ba normal la ñu xam ñu wàcc ci terrain bi xam ne prix yi jar kon du demee nii. prix bi doon diw bu 20 litres bi nag di yokku saa bu nu xëyee consommateurs yi di woo nguuru Sénégal mu xoolaat prix yi ci marché yi. Pambay ñu des ci wàllum jëfandiku gi ak jëfandiku loo xam ne dañ koy tere ci réew mi wala nag ci diwaanu Kaolack ñi nga xam ne ñoo di soldat wu takk der yi di waa douane di wéyal ñoom it seen raxas bi ñuy raxas teg loxo lu toll ci fukk ak juróom benn tonnes yoo xam te ni bi ay sachet yoo xam ne plastique la di ay mbuus ak yu ni mel yoo xam ne dañ koy tere jamono ji ci réewum Sénégal waral nag ñuy wéyal seen doxalin ci njiital lieutenant ba day Pape Abdoulaye Dabo moom mooy jiital brigade mobile bu douane bu Kaolack ñu teew lay kàddoom ak Adama Sarr. dañuy liggéey si guddi gi dañu romb benn camion citerne muy wàcce ay bal loo xam ne bal lañ ko tuddee balu plastique si lañ ñëw laaj leen yow ñu benn kayit à partir de là lañ leen dañuy yowul kayit rek yaa ngi ci infraction douanière wàcc nga yoon si lañ leen arrêté. waaw ci wàllu plastique ñoo ngi si fekk 554 bal yu ñuy wax bal poids bi plastique bal bu nekk moo ngi am poids bu 12 kilos. boo ko xaymaa lépp dina doon 6 tonnes. lii moom en tout cas au niveau de Kaolack c'est la première fois ñu gis benn camion citerne pour gasoil la surtout camion malien yi ñu fekk ci sachet plastique si biir. waaw ni ngeen ko xamee depuis 2020 njëkkoon na am loi bu gënoon yàgg mais 2020 lañ ko modifié defaat ko mu am beneen loi bu bees boo xam ne day tere yenn sachet plastique yu ñuy dugg te bii ñu jàpp si la bokk. mais li nga ko xamee li environnement ñoo ngi koy waxee sax douane verte sax dafa am boo xam ne day jàppale pour suñu environnement bu ñu nekk ñu koy protéger. waaw procédure bi moo ngi ci loxo chef bi si muy recevoir procédure le chef de distribution arrêté na moo ngi topp yoonam. xam naa fii tuuti ak dinañ ko jeexal incha allah. ñu wax lu jëm si wàllum tàggat yaram ak basket gi nga xamante ne bi ñoom staff bi daal nañuy daloo gan gu yees Ngagne Desangana Diop mi nga xam ne ràññee nañ ko si wàllum basket nekkoon pivot bu gaynde yi réewum Sénégal nekk coach su assistant coach su fi nga xam ne moo di Rocket yu Houston ñoom nag daan nay fekk si ki nga xamante ni bi moo di Boniface Ndong ak Pabi Gueye ngir daal leen ni dooleel si wàllum tàggat gi nga xam ne ñu ngi koy tàggat gaynde yi jëm si li nga xamante ni bi moo di tournoi qualificatif yu Jeux olympiques yi nga xam ne moom lañu dëkkmal lu baax la lool si waajtaay bi bu ñu sukkandikoo si Moustapha Gueye ñu teew lay kàddoom ak Sekou Seydi. bi Boniface jëlee place yi ba léegi Mamadou Gueye Pape bi douane moo doon deuxième assistant bi mu amoon nag ay waxtaan yu serré pour le premier assistant tey le choix bi mu ko porté ci Ngagne Desangana Diop bi doon joué NBA bi doon joué Dallas pendant de longues années tey mu reconvertir en coach. commencé ci ligue mineure yi États-Unis après mu dem pendant 4 ans mu nekk ci staffu Utah aujourd'hui mu ngi dans le staff assistant au Houston chargé des préparations de match ak des stratégies mu doon une place stratégique dans un staff boo gis daal xëy na xet ko si li ñu gis rek entraîneur titulaire bi mais assistants yi ñuy préparer les matchs di def stratégie c'est vraiment des places très importantes donc Desangana ñu koy dalal jàmm di ko ñaanal yàlla yaakaar bi ñu am ci moom bañ a tas te liggéey bi rafet yàlla ma ñu ndam. ñu des si wàllum basket ak moom Moustapha Gueye di xamle ne toll nañ ci juróom-ñaari gaynde yu jigéen si wàllum basket yoo xam ne ci championnat local bi la ñu bokk te dugal nañ leen si équipe bu mag bi si réewum Sénégal loole nag nekk ay jéego yoo xam ne def nañ ko ginnaaw ni ñeen daal di xayma xool leen si ay tournois yoo xam ne amal nañu ko muy wane ne buñ sukkandikoo si Moustapha Gueye ñoom seen taxawaay dëgër na ba ñu mën a sax daal di diir mbagg ñi nga xam ne ñoo jógee biti réew ay leeram ba léegi Moustapha Gueye ñu teewlu ko ak Sekou Seydi. am nañ ci stage yi def ak ñoom am ci yaakaar lool boo xam ne sax ñoom peut-être am ñu ko seen bopp ndax man di leen gis di leen suivre chaque semaine xam naa ni ku leen dooleel yokk leen fit mën nañoo rivaliser ak ñi nekk Europe ak ñi nekk États-Unis nekk bitim réew am na fi ay talent yu bari vraiment macha allah ma jigéen seen Kouna Ndaw ñoom Ndeye Khady Mati Fall Ndeye Koumba Ndaw Koulim Dioum même am na ñu jëlul sax ñoo xam ne peut-être mérité nañ d'être là.
mu ngay xam ne nag moom Moustapha Guèye ne jamono ji soxna yi di gaynde yi basket yu jigéen ñi li leen soxal jamono ji moo di daal di gagné li nga xam ne moo di Afro basket bi loolu nag mënta nekk bu fekkee ne jaaruñu si kaw waa Nigéria moom si boppam xamle na ko ne lépp loo xam ne moo jëm si wàllum tàggatoo ko waaj ba ñu jekk dina ko def jubluwaay gi genn la gagné Afro basket bi ñu dëgmal mbokk yi lii moo laf laa ci jotaay bi la xibaar jaajëfal leen si teewlu bi geneen jotaay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Ousmane Monique Sagna xibaar yi di wéyandi si www.media.sn 21h45 nag ngeen am ab édition boo xamante ne bi day jëm si tànki nemeeku yu groupe Média amal si dëkk bu sell ba di Touba loolu nag jëm si liggéey boo xam ne dañ ko naal si ndigalul xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou jëm si jàngukaay bu mag bi nga xam ne moo nekk si diwaan Touba